jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy rafetlu seen ànd ak seen chaîne YouTube Dakar Matin ñu ñëwati seen émission autour du micro fas yéene dalal gan goo xam ne daanaka mën naa wax ne ñëpp gis nañ ay prise de position courageuse yoo xam ne am na prise de position courageuse yooyu nag vraiment ndaw yu bari ñu ngi ci koy rafetlu muy imam El Hadj Malick Dramé bokk ci ànd sàmm jikko yi waaye laata ànd sàmm jikko yi sax gis nañ ko ci ay plateau de télévision mu jël ay décision yu courageuse xam ne réew mi rafetlu nañ loolu kon imam maa ngi lay nuyu jox la kàddu gi nga nuyoo ñuy seetaan laata ñuy sóobu ci biir waxtaan bi. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah Pape Alé maa ngi lay nuyu. di nuyu sénégalais yi fu ñu mën a nekk mboolem kuy seetaan Dakar Matin di nuyu surtout diaspora bi nga xam ne ñoom dañuy topp émission bi di nuyu tamit kilifa diine yi commencé ci la xalifa général des Mourides Serigne Mountakha ndax bu jàkkaar naa ni moo mag ci xalifa généraux yi di nuyu waa Touba yëpp ak mboolem ñu koy jàppale ci liggéey bi dem ba Tivaouane di nuyu sama sëriñ sëñ Babacar Sy Mansour xalifa général de Tidiane nuyu Serigne Mahi Niass nuyu waa Jaamal Pire parce que man ñoo ñëpp samay baay lañ di nuyu waa Andulaay nag sama xalifa Serigne Maam Abdou Dramé nga baal ma mu nuyu église bi surtout waaw parce que Sénégal dafa am particularité li ñuy wax cohabitation ci wàllu diine te réew yu bari tey soxla woon ko te amuñu ko Sénégal am ko kon loolu àdduna bi yëpp ñeeñu ci mu nekk lu ñu war a préserver tee ko mooy cohésion sociale bi am ci réew mi di nuyu kon labbe yëpp fu ñu mën a nekk ku mel ni abbé Jacques Seck ñu ngi koy beral nuyoo ndax moom gis nañ taxawaay bi mu am parce que diine yëpp Pape Alé ñoo bokk lu ñuy xeex mooy éthique la ñuy xeex ak moral mais nag di la beral nuyoo di la sant parce que jàpp naa ni yow bu réew mi ñëpp defoon ni yow bari na lu fi jaar jàpp naa ni képp ko xam ne patriote la sénégalais la panafricaniste la di nokki dëgg ak liberté amel na la sant kon li may wax dama koy wax ci turu imaam yi nekk ci Sénégal yëpp di ko wax ci turu ànd sàmm jikko yi di la encourager bu baax ci ni fi nga teg sa tànk foofu la parce que réew mi kenn moomu ko dëgg la kenn moomu ko kenn du ndono kenn ñun ñëpp un peuple un but une foi moo ñu boole imam def ngeen manifestation bu mujj ànd sàmm jikko yi ci wàllu xeexum góor jigéen yi ma la ciy laaj est-ce que manifestation boobu am ngeen ci d'abord satisfaction li ngeen ci den séentu di ko wut am ngeen ko waaw damay profité sax nuyu waa ànd sàmm jikko yi yëpp d'abord di nuyu le coordinateur Serigne Babacar Mbuub ak Serigne Makhtar Sarr ñoom Adama Mbuub ku mel ni Cheikh Omar Diagne ak mbooleem ñi ci bokk ñëpp ndax ànd sàmm jikko yi Pape Alé dafa nekk collectif boo xam ne dafa réussir lu jafe ci Sénégal mooy boole mbooleem tarixa yi nekk ci réew mi ñu bokk benn cause di ko xeex boole mbooleem sénégalais yi sax ndax église bi seen njaboot ñu ngi ci biir am ànd sàmm jikko yi am ay médecins yu mag ay docteurs collectif des médecins ñu ngi ci biir ànd sàmm jikko yi mu nekk 50 wala plus de 50 associations yoo xam dañu regrouper tuddee ko collectif di def ñu tuddee ko ànd sàmm jikko yi ñu jël Babacar Mbuub mu nekk coordinateur bi ñun ñi ñu nekk ci cellule communication bi di ko jàppale muy xeex boo xam ne nag jàpp naa ne xeex bu ko gën a noble ci Sénégal amul mooy xeex ay valeurs c'est important ay valeurs parce que ñun li ñu gëm mooy réew mi valeur diine indiwu ko fi parce que réew mi lu jiitu sax islam di ñëw ci réew mi dafa amoon ay valeurs suñ maam yi fi nekkoon di ceddo yi dafa am lu ñu daan bañ ceddo yi bu ñu la nee dañuy faatu tey jàppal ni dañuy faatu réew mi am na dëkk bu tudd Ngor Pape Alé Ngor mu ngi nii suñ ginnaaw Ngor waaw boobu l'islam ñëwagu fi nit ñi dañ koy fàtte Ngor am na dëkk bu tudd Gorée te boobu l'islam ñëwagu fi kon valeurs yi ñuy xeex moo fi jiitu république moo fi jiitu diine yëpp sax suñ maam yi fi nekkoon sax lu jiitu diine di fi dugg
valeurs yooyu daf fee desoon moo tax bi islam ñëwee li yonent wax ni xiyaarukum fil jaahiliya xiyaarukum fil islam li rafetoon islam daf ko encouragé li bonoon islam dàq ko kon te ñun ñu gëm ni réew kenn mënu ko tabax sans ay valeur te politique machiavélique bi xew ci réew mi nga xam ni tubaab yi ñoo ñu ko bëgg a imposer dañ ñoo bëgg a gëmloo ni mën nañoo tabax réew mi sans ay valeur mën nañoo tabax réew mi ci fen ak tappale ak nax aw askan moo tax ñun bi ñu amee conscient boobu nga xam ni héritage boobu rek lañ continuer ndax héritage bi moo fi nekkoon depuis Cheikh Omar Foutiyou parce que Cheikh Omar li ko taxoon a gàddu jaasi lenn rek la woon mooy bañoon tubaab bi not réew mi nangu diineem nangu civilisation ba tubaab bi wax ni il a disparu mystérieusement dans les falaises de Bandiagara. indi fi benn genre sabre rek moom moomoon sabre bi man loolu et puis su li ma jaaxal ci loolu sax ay autorités ñëw nangu loolu te famille fi mu fekk baax na leen sabre bi ñu leen jox du dëgg. waaw mooy li ma wax politique machiavélique boobu ci lañ nekk xam nga bu dee politique boo xam ni yow politique gu folklore la politique gu naxaate boo ci nekkee askan wi nga nekkal tamit bàyyi la ci bu yàggee da ngay dem ba jàpp nit loo bëgg a def mën nga ko def mais dama bëgg a leeral rek tuuti ci cause bi tax ñun ñu jóg parce que ñu bari xam nga réew mi yëkkati fi cause dafa jafe parce que mën nañ laa dëkkale fu nekk ñun commencé nañ sax ñu commencé di adressé ay salafiste mais man ku ma xool xam lan mooy salafiste xam école yooyu xam ni ñun duñ salafiste man sama course gi fu ma jëm moom lay àndal kon man ko xam fa ma dëkk sax xam ni salafiste mënu faa dëkk waaw ñoom salafiste ak terrorisme mooy seen argument contre lépp. yooyu sax ñoom dañoo yeewuwul mais bu ñu yeewu woon mënoon nañoo jël beneen argument parce que tubaab yi ñoo dem ba xam ni salafiste ak yooyu ay fen la tubaab yi ñoo ko découvrir seen bopp. moo tax boo koy wax sax dootuñu la faale. boo xoolee procès bi ñu amoon Amérique. ak waa ji nu mu tuddati. Tunkara ñu ngi la ciy sant gis nañ ni nga ci taxawee. bañ fa waxi salafiste tubaab yi ñoo leen ne merde bu leen ñu waxi salafiste salafiste amatul ci àdduna bi. àdduna bi li fi nekk mooy ay nit ñu jóg taxaw pour moom seen bopp. nit ñu jóg taxaw di xeex seen droit. xam nga réew mu mel ni Amérique ni ñu amee complexe maanaam ci diine nga xam ni boo fa tuddee salafiste rek dañ lay indi FBI ñëw jël. waaw mais bii dañoo wan Sénégal ni la woon ni na parce que waxoon ngeen ko ci mbirum Assane Diouf sénégalais yi américains yi comprendre ñu woon. Assane Diouf ñëw fi ñu tëj ko ci kaso bi torturé ko ñun ñëpp ñu teg suñu bët léegi nag sénégalais yi wan nañ leen ni kon bii dootul jàll loolu dinañ ci ñëw kon mbirum terroriste ak salafiste loolu da nga koy jiiñ ñi bokkul ci réew mi ñun ñii di wax ci réew mi lañ dëkk. parce que yonent bi ko yéefar yi di sonal dafa wax boppam man Pape Alé bugguma di ko wax man sama maam Cheikh Alaaji Dramé àndulaay gëm a dëkk moo xëy dajale Serigne Touba dajale Alaaji Malick Cheikh na Cheikh Sadbu maam Malick Wilane maanaam juróom-ñaari wàllu yi jamono yi mu xëy dajale leen ci benn tàkkusaan te bi ñuy ñëw kenn woowul sa morom man fa sama bàyyi nekkoon ab xalifa dëkk boobu la kon man réew mi kenn du ma fi jaay affaire sëriñ ndax dama judd ci sëriñ ëmët si sa pir ak ki jur sama yaay ak ki jur sama papa di associé ñoo bokk ndey ak bàyyi te ëmët si sa pir moo doon secrétaire particulier wu Cheikh Seydi Hadji Malick kon man kuy wax waxi salafiste nag ma ci génne man dama judd ci tariixa xam ko noonu doon na ko réew mi defal ma lépp nag réew mi fay sama njàng moo tax ku bëgg a jaay réew mi man da nga may tëj ci kaso bi ba pare wala nga fital ma soog koo def loolu waxu commencé wuñ ko ci Macky Sall ak ñiy waaj a ñëw réew mi duñ ko bàyyee kenn nga koy fooye bëgg jël suñ valeurs yi nga xam ni moom la fi mag ñi indi woon jaay ko tubaab yi agenda bi nga xam ni tey UNESCO am na ko di ci mbirum góor jigéen nga xam ni mu ngi koy doxal ci institution yi ñu dem ba am fitu jël lu mel ni genre di ko dugal ci permis sénégalais yi ñëpp nangu ni genre ak ngóor jigéen la gu raxul dara. parce que dañuy wax góor jigéen wax genre lu fi indi genre Pape Alé Abdou Diouf Senghor jaar na fi ba jóge fi mbirum genre mosuñu koo dégg Abdou Diouf jaar na fi ba jóge fi mosuñu fay dégg genre Ablaye Wade jaar na fi ba jóge fi mosuñoo dégg genre kon Macky Sall nan la ñu yebee yëpp sénégalais yi ak régime am ba toog di fi indi genre loolu sëriñ si waruñu ko seetaan commencé par les xalifa généraux moo tax ñun bi ñu yéegee mbir mi ñu dem fexe ba xalifa généraux yëpp signé pétition bi parce que foofu lañ leen naxee ñoom xamuñu fuñ jaar ba signéloo xalifa généraux yi sëñ Mountakha dafa signé ni d'accord naa ci projet bi mbirum góor jigéen nañ ko criminaliser sëñ Babacar Sy Mansour dafa signé ba pare def déclaration Cheikh Mahi Niass signé àndulaay gëm a dëkk xalifa ba signé mbooleem xalifa généraux yi bugguma lim roi du suy signé ñu dem ci politiciens yi ñu ci bari signé nañ
ku mel ni Mamadou Lamine Diallo signé na Cheikh Bamba Dièye signé Ousmane Sonko signé ñi bëgg lu baax ci réew mi yëpp signé ñu def marche bu mag def ko ci 45 départements yi nekk ci Sénégal yëpp Sénégal yi jóg taxaw ànd ceeg suñu coordinateur Babacar Mboub ñu wan réew mi ni mbirum góor jigéen agenda boobu da ngeen koy teg ci suuf dinañ ko criminaliser. mais pour ñu criminaliser foofu laa lay wax de pour ñu criminaliser il faut que ñu yóbbu projet de loi est-ce que yow am nga yaakaar ne état bu Sénégal xam nga nañ jàpp ne député yu nekk foofu ñoom ñoo ko wax man waxuma ko ñoom dañuy wax ne ñun député Macky Sall lañ wax ñun loolu la ñu wax ñoom nekk nuñ député du peuple te loolu moo war a nekk mais ñoom dañuy bàkkoo ne député Macky Sall lañ est-ce que foog nga ne bu ñu yóbbee projet de loi pour criminaliser li nga xam ne moo di la loi sur l'homosexualité dina am mucc maanaam li ngeen bëgg dina am. waaw mais xam nga ñun am nañ plan A am nañ plan B. suñ plan A mooy li nga laaj sànq ndax am nañ satisfaction ñun dañoo am satisfaction 200% parce que adduna bi yëpp yéeg na ni Sénégal d'accordul ci mbirum góor jigéen. waaw man siiw na. adduna bi média international yi ñëpp wax nañ ci léegi. ba ma dégg ay association di wax le dañuy tere diw ak diw ma ne yéen ñi ngeen di tere ña ba ma liiree kii dama leen nammuñu Paris xanaa kañ leen boo leen tere woon état bu Sénégal ak yi ne wax mais xalif généraux yooyu ay. moo xam nga yambar yooyu nga xam ne ay ragal lañ toog sa roq naan bu kenn wutati France ñun lu ñu wutati France man de France man bëggatuma faa dem man France man tukki sax laa bëggatul Pape Alé man maa ngi ci réew mii man Sénégal mooy sama France man maa ngi sant yàlla maa ngi xëy di werd di lazim di tudd yàlla di xëy di jàngale alxuraan di métier mi gën a noble fu ma romb ñu ormal ma ndax l'islam man lu may wuti France ñun amatuñ problème mu France yooyu nañ ko wax gole yi nga xam ne. mais léegi sa plan B bi lan la. waaw plan B bi mooy dañoo bëgg buñ ko cri dañ leen di yóbbu parce que ñun xulóowuñoo ak ñoom xeexuñoo ak ñoom amuñoo ak ñoom problème dañ leen ni kaay leen ci xeex bi comme Macky Sall devant le Barack Obama taxawoon na ni Sénégal pareegul la waxoon. te la mu waxoon pareegul ku ne xam na ni mooy kon ñu ngi dox ci pareegul bokkut ak duñ mus a pare loolu la waroon a wax ñu am ci satisfaction moo tax am na ku ko jege nee na ma imam lan moo tax yéen bu Macky Sall waxee ni pareegul du ngeen tàcc ma ne ko Macky Sall li mu wax moo ñu convaincre pareegul du ay wax dañ ko pareegul da yaa ngi ci yoonu defaru pour pare defaru pour pare wolof la dafa waroon a wax ni Sénégal parewul woon démb ci jamono bi fi Lat Joor di nekk ak Serigne Touba ak Cheikh Ahmad Bamba ak Cheikh Omar Foutiyou ak Alaaji Malick démb parewul tey jii bi ma fiy nekk man te du pare suba ñetti temps yëpp boo ko ci conjugué rek du pare mooy passé futur présent ak futur wala nga ne ñun Sénégal suñuy valeur méngoowul ak loolu kon jàpp naa ne jël leen seen mbir moom teg ko fële waaw loolu lañ doon xaar ci moom kon amuñu satisfaction ci waxam boobu képp ku nangu ñu nax la nag demal ñu nax la mais ñun kenn duñu nax parce que ay universitaire lañ Macky Sall dàqu ñoo jàng ëpp ñu ay diplôme gënuñoo xam li xew ci àdduna bi lay daw Nations Unies ñoo ko gën a xam loolu il faut ñu xam loolu parce que ñun duñ ay imam yoo xam dañuy ñëw ni xuuf ñu daw ñun duñ daw boo waxee dañ lay déglu parce que fi ñu dem demoo fa liñ jàngoo ko sax parce que làkk yi ñuy wax ci àdduna bi léegi yëpp yu ci bari fexe nañ ba jekk ko yor suñuy diplôme ñëw toog kon nañ bàyyi nappaate bi tiitalaate bi xam ni ñiñ amal affaire du ay imam yoo xam boo dee xuuf ñu daw dañ leen commencé napp ñu ngi ñuy napp boo tiimee nit ñi naan ay salafiste lañ xam nga ni man ku ma xam ma ci tariixa naan ma salafiste Cheikh Hadji Abdou Aziz nampatal ma samay argument yëpp ci moom laa koy jël waaw mais amaana yéen sax bu ñu leen génnee woon ci mbir mi mbooloo mu daje woon ca place de l'Obélisque rek xanaa du ñëpp ñooy ay salafiste ak i terroriste caaxaan la mooy caaxaan yi nekk xam nga koo xam ni daf laa xaw a sonal ci idéologie rek nga collé ko motif benn mot salafiste lañ fi ji ñoon Sonko boo fàttali ko waaw maanaam yooyu politique yooyu moo jeexul ministre de l'Intérieur génn fii daan ni sa ñi doon marche ay salafiste lañ kon kay bu ñu ko jiñee imaam yi garaaw Babacar Mbuub jiñ nañ ko ni salafiste la ça veut dire yooyu caaxaan la yooyu du jàll ci réew mi parce que ñun ñoo leen gën a bëgg réew mi gën leen a xam réew mi gën leen a nekk ay patriote Pape Alé ñun combat bu mos a am ci réew mi dañoo taxaw man le 23 juin maa ngi fa woon billaahi koroog bi ñu rey Mamadou Diop maa ngi taxaw mënoon nañ maa rey te koroog maa ngi am soxna ba mu mat weer ci laay ma am soxna xam nga ko am soxna soog a am weer da ngaa war a dem seetu ji sama yaay bi ma jur daf ma ni bul génn ma ne ko mère bëgg naa loolu trop mais tey moom tey du bisub toog tey réew mi moo soxla engagement mais boobu imam engagement boobu nag dafa jëfee gis ci réew mi léegi surtout nag
du ma sori si wax ji wax xam comprendre junj doy na borom xel. surtout ci nitu diine yi parce que man mën naa koo wax parce que man nitu diine yi fi ne yëpp bu dee xalifa généraux yi samay waajur lañ Touba la ma fa am kenn amu ko fa man ay jarbaat yu sant Mbàkke laa am yoo xam ni mën nañoo nekk xalifa Serigne Touba tey maa ngi nuyu sëñ Abo Mbàkke bu baax mu Serigne Fallou sama goro la boo demee àndulaay gëm a dëkk kër Serigne Touba nga fa kon man kenn ëppalewu ma Touba Tiwaawan fa laa màggee la ma am lépp fa laa ko amee Cheikh El Hadji Abdou Aziz mooy sama sëriñ kon kilifa diine yi bu ñu taxawee jouer rôle bi ñu war a jouer waxuma la góor jigéen mais lu ñu bëggul ci réew mi du fi am kon kilifa diine yi amuñu droit di daw seeni responsabilité parce que ñun réew mi dañ fi amoon ku ñuy wax sëñ Abdou Lahad Mbacké mu am taxawaay bu mat sëkk ñu am fi suñu góor ga Cheikh El Hadji Abdou Aziz Dabakh foofu nag laay wax ne leen li ma jaaxal moo di bu coow bi réew mi yëngoo rek ñu dem jëli ay waxi maam Abdou Aziz Dabakh mais am na ñu ko wuutu ñi ngi fi réew mi bu ñu nax kenn réew mi moom ku ni yaa wuutu nit te li may wax ni man la engagé en tant que imam Dramé mooy dangaa war a taxaw na mu taxawee woon loolu la ñuy xaar ci yow kon kilifa diine yi néewuñu taxawuñu parce que ñu ngi taxaw def nañ ay effort ku mel ni sëñ Mountakha gis nañ effort yi mu def wax dëgg yàlla ñun ñëpp ñu rafetlu ko mais na continuer bi nag li ci jiitu mooy ñu wax Macky Sall ne ko mënoo am 3e mandat ci réew mi mu leer génn def ay déclaration man loolu lay xaar ci xalifa généraux yi parce que bu ñu ko deful réew mi day dem ci guerre civile man maa la wax lii bu ñu toogee di naxasaale ba Macky Sall bëgg a ndax Sénégalais yi def 3e mandat réew mi ci guerre civile la jëm il faut ñu xalifa généraux yi xam loolu. gëm nga ne xalifa généraux yi dinañ def loolu parce que man des fois si yenn position yi sama maam yu baax yooyu dama ci man nag dama ci am ay xarit des fois ma tooñ leen na leen ñëw toog ba ma ne leen maam yéen atte bi ngeen ni atte daf ma jaaxal ñu ne ma yow daal da ngaa mën a tooñ man leen daf ma jaaxal parce que yéen ki ñuy dóor di ko dóor moom ngeen di wax muñal wante mais kiy dóoraate doo leen téye yat bi mais nit boo ko naan muñal day fekk moo tax bi coow li amee ci affaire Ousmane Sonko benn waay ni léegi ñëw ni ma imam léegi yow lan mooy sa position ma ne ko man damaa jël position ànd ak Ousmane Sonko na leer parce que lu tax nga àndoon ak Ousmane Sonko jàpp ni dañ koo tooñ parce que Pape Alé ñu ay nitu diine la fan nga teg na dañ ko tooñ ma leeral la ko parce que xam nga islam diine juy mat rek jàpp nañu wala atte boo fi gis atte yàlla moo ko gën a complet parce que atte yi ñu fi teg ni ay nit a koy teg rek ñoo xam ni des fois bu ñu koy teg sax dañuy naan rek les ba seen yaram tàng ñu soog a bind article yi loolooy dëgg atte yàlla nag mooy atte divine yàlla nee na nit boo ko tuumaalee njaaloo il faut nga am 4 seede yoo xam ne bokkuñu fu ñu jóge gis nga l'islam parce que l'islam day sóoraale complot kon ndaw si sant Sarr bi mu génnee man bëgguma sax tudd turam nga xam ne bi mu génnee tuumaal ko complot bi leer ñu xam ni amul benn seede ma ni leen képp kuy waxal l'islam di waxal yàlla ak yonent bi waxal li yàlla ak yonent bi wax yàlla nee na nañ caw Adji Sarr yàlla moo ko wax yonent bi ni comme dafa tuumaal ni as gor te amul preuve nañ ko caw yonent bee ko wax te yonent bee gën a foor ay waxam moo gën a foor waxi ku mu mën a doon man foofu rek laa sukkandiku defuma benn interprétation ci waxu yàlla laa dellu nga xam ne moo gën a dëgër atte yi ñuy wax. ku mënul sukkandiku ci loolu nga maandu. non amoo droit sax maandu da ngaa war a wax li yàlla wax. maandu mooy nga wax li yàlla wax xam nga Sénégalais yi dañuy jaawale ñu naan da ngaa war a maandu noppi maandu l'islam maandu mooy nga wax dëgg buñ nax nit ñi. arab day wax ne as-sumtu xaraar ku noppi da ngaa saxal. maandu mooy nga génn ni bàyyi leen tappale. Adji Sarr nekkul ci dëgg nañ ko caw loolu mooy maandu man loolu laa def. te di ko assumer te ba léegi kenn dindeegu ko wal fajiri laa toog wax ko ni leen imaam bu fi wax leneen lu dul lii ñëwal ñu jàkkaarloo nga génne say aaya ba léegi kenn dindeegu ko kon Adji Sarr képp ku koy jàppale même bu doon ci charia El Hadj Diouf dañ koy caw Pape Alé parce que dafa dëggal waxi Adji Sarr même avocat bi koy défendre ci charia dañ ko war a cawaale muy El Hadj Diouf. mais boo ko waxee ñu ne la fii charia amu fi. waaw mais comme fii xam ne charia moo amu fi waaye ñëpp xam nañu justice amu fi. loolu jarul nekk droit jàng droit pour xam ko ñi wax ni justice amu fi ñooñu ñoom ñoo jàng justice ba gën koo maîtriser ci réew mi. magistrat yi ñoo ko wax. juge Téliko ku ko gën a xam justice. waaw moo taxaw ni réew mi justice bi day laaj indépendance. comme justice amu fi charia amu fi kay nañ bàyyi kenn ku ne def li la neex mooy république bu sérieux moo fi amul buñ naxante réew kenn du ko caaxaanee Pape Alé di jàpp ay nit di leen tëj ci ay caaxaan loolu la réew mi d'accordul
bu dee réew mi ku yor fital fitalal nit ñi ragaluñ fital Pape Alé parce que kenn du fi dee ñaari yoon man loolu laa gëm bu dee kaso nit ñi pare nañ pour dem kaso mais duñ nangu kuy toroxal ay gor yaa ngi dégg Macky Sall biñ ko fi naree indil problème man mii Égypte la ma fekk damaa jóg taxaw mobiliser étudiants yëpp ni leen Ablaye Wade bu jàppee Macky Sall ambassade bi dañ koy toj man maa waxoon loolu te booba xaw ma Macky Sall yaa ngi dégg étudiants yaa ngi may dégg kon ñun tooguñu ba tey ñuy soog a engagé wu de man ñi ko wër ñëpp xam nañ ma dañoo bokk ci ñi ko jàppale man mi àndulaay fësuma woon nag ci parteem mais damaa bokkoon ci ñi daan taxaw di ko jàppale pour yaakaar mais dañoo dem ba xam ni fa mu jëm du foofu lu tax ab lobby ko wër lobby boo xam ni seen bopp leen fi nekk Macky Sall ku ne xam na ne amul soxla ci 3e mandat mais lobby bi ko wër ñoo ko gëmloo ni boo bàyyi amul soxla ci 3e mandat ki jënd ab non attends mais imam jàppal ne Macky Sall mi wut avion ñu koy wax bato bi bu ñu tudd yi ay ree waaw bon den ci dellu si waat yooyu yëpp ay carte rek comme da leeral damay carte ak yéen moom dañuy échec et mat lu gars yi di wax nga def ne loolu yëpp mu jënd noonu du ci bànneexu da koy def trasam yoonam ah non loolu gaw ba ko xam nga Pape Alé yow xam nga nguur xam nga ni nguur dafa metti surtout su nguuru Afrique yi boo yoree nguur gi ay lobby ñoo lay wër gëmloo ni la boo bàyyee réew mi ñun ci kaso bi la ñuy dee te man foofu dama fiy proposer dara Macky Sall kenn du ko tëj ci kaso bi kenn du tëj doomam kenn du tëj mbokkam na bàyyi ak jabaram yokk ci jabar ji ak jabar parce que Sénégal yi amuñu benn intérêt moom la ñuy jiital ci lépp jabar yi man pour wax dëgg loolu ñun sëriñ si duñ ko seetaan ñun bëgg nañ mu joxe réew mi ci jàmm dem bu demee ci jàmm ñu organiser élection yu jaadu ku Sénégalais yi mais imam est-ce que nag yombul nag mais est-ce que waa dafa naa la bàyyi mais est-ce que yombul tamit nag nga ñëw jël nguur def lu la neex ñu lay tuddee lu ne boo wàccee say mbokk bu ñu wàccee Dubaï toj fu ñu wàccee nga ne la noo garaawul après na dem rek mais loolu bu ñu ko dëkkee mais suba keneen sa pat candidat def lu raw loolu. mais xam nga li fi Macky Sall def moom kenn ñimeetu ko fee def parce que réew mi dootuñu seetaan li Macky Sall def beneen président di ko fi def te réew mi seetaanatuñ ko réew mi taxaw nañ fi mu ne ni ko day dakk mais ñu nit dañuy bañ réew mi tàkk Pape Alé wala réew mi dem ci guerre civile loolu kenn amu ci intérêt parce que Macky Sall mu ngi jënd fi mu ne nii ay avion di renforcer police ak gendarmerie mais police boobu ak gendarmerie ci askan wi lañ bokk est-ce que dañuy bàyyi ñun ñu tirer ci kaw askan wi Sénégal moo ciy perte nee na li fi amoon dootu fi amati waxi caaxaan la xam nga lu tax police bii ma gis duñ tiireel kenn ci kaw kenn yow xam nga loolu police luñ mayul Abdou Diouf mayuñu ko Ablaye Wade duñ ko may Macky Sall loolu ñun ñi xam réew mi xam nañ ko police bi ay noble la ci nekk ñu bëgg réew mi ay patriote li fi jaar bërki démb réew mu jaaroon seen askan wa jeex mais 15 morts a ci am donte 15 morts yi ñu ngi koy naqarlu mais police su Sénégal loo leen mën a wax xam ni ànd na ci ñi ëpp ci ñoom dañu pacifique loolu moom ñun ñi def le monde arabe xam nañ ko fi ma bëgg a waxee mooy nañ ko mooy porte de sortie bi mooy na taxaw ni moom du nekk candidat organiser ay élections yu leer bu boobaa tamit ki yor réew mi bañ fay nekk di fayonto parce que réew mi bu ñu ko yoree ci fayonto Pape Alé réew mi day tàkk te duñ ko tabax te Macky te buñ ko gëmloon boo perte nguur gi dem kaso du joxe nguur gi da koy jaral ba kanam waaw dégg naa ko bala paase nee na ngeen tiim seen clavier di koj-kojal mais nañ dem ba ci kanam di ngeen xam ndax yéen a moom réew mi yooyu moom xam nga yooyu ay menaces la yoo xam ni jàpp naa ni mais kilifa est-ce que foog nga ne dina waxee noonu loolu damaa jàpp ne amul ay conseillers ñoo war a wax ak moom parce que le président dafa njaboote ñëpp njaboote ki ànd ak moom ak ki àndut ak moom bu demee bay wax ay détails waru ci dugg na wax essentiel loolu mooy amul ay conseillers yaa ngi dégg parce que nit boo koy conseiller te ñimewoo ko doo ko wax dëgg il faut mu wut ay gor ay noble yoo xam ne feesuñu bëtam man Macky buñ toogoon barke Cheikhou Tidiane li ma koy wax virgule du ci dëj parce que soxlaalu ma ko dara man lu ma am lu dul alxuraan ak sama kurus gi jàpp naa ne moo ma koy may il faut mu leer il faut mu am ay gor yu moom seen bopp ni ko président loolu boo waroo ko wax mais bu dee ñoo xam bu ñu la tiimee di lox du sotti ça veut dire porte boobu dafa am solo mooy il faut mu bañ a forcer 3e mandat bi ñu ñëwaat ci ànd sàmm jikko yi ànd sàmm jikko yooyu ngay ñëw noonu yéen ci mbirum góor jigéen ñi rek ngeen yem wala ci ak leneen xam nga tax ma laaj la loolu imam man damay dégg maa ngi koy wax sama benn xarit ma ne la ànd sàmm jikko yi moom xam naa ànd sàmm kàddo yi war na cee bokk parce que tey jii Sénégal li gën a garaaw mooy kilifa sax nangu na ñu vaar ko maanaam kilifa nangu na wax lu dul dëgg
li may wax gars yi te al Maktoum moo ñu ko waxoon mu ne kilifa bu waxul dëgg malaaka yi xëm ma ne ko Sénégal de malaaka yi si comment lañ nekk kon comment bu ndax saa bu ñu ximmili koo xëm chaque jour nga dégg da ngay ne non est-ce que kii day ñibbi ci ay nit ñi moom dëgg la xam nga man dama lay déglu man chronique boo def déglu naa ko dama lay déglu comme ni ma daan dégloo mag ñi parce que dëgg genn la Cheikh na Tidiane Chérif radiyallahu anhu dañu dëgg genn la bu ko sa noon waxee nga bañ dëgg gi ndax sa noon la génn nga ci lislaam bu ko sa soppe waxee maanaam bu sa soppe fenee nga ànd ci fen wi ndax sa soppe la génn nga ci lislaam kon dëgg rek moo am solo même bu ko ate di wax dëgg la gis nga lii dëgg mooy jullit du fen yonent bi ñu ko laajee ndax jullit dina njaalo dane njaalo de bàkkaar la bu ko yàlla nattoo de mën na koo def parce que bàkkaar la ñu ne ko ndax jullit dina sàcc mu ne jullit de sàcc de bàkkaar la boo la yàlla nattoo mën nga koo def ñu ne ko ndax jullit dina fen mu ne laa al mu'minu laa yakzib jullit du fen te réew mi nag ay fen a ko nar a taal man loolu laa gëm kon kenn amul droit fen Sénégalais yi kenn amul droit di fen sa askan man loolu laa gëm te fen la rek la tudd mais dañ ko banaliser léegi ñun ànd sàmm jikko yi loolu dafa bokk suñuy xeex xam nga buñ nee jikko yi kàddoo ngi ci biir xanaa xamul ne réew mi dina dem ba Pape Alé kuñ ni kaay yor ko nga bañ réew mi foofu la jëm réew mi dina dem ba kuñ ni kaay ñu dënk la réew mi nga bañ te Sénégalais yi bu ñu yeewoo rek foofu la Sénégal jëm te Sénégalais yi ñu ngi commencé di yeew li fi jaar nii bërki démb ku ko xool naan ay mbas meeg di nax sa bopp toogal di nax sa bopp li fi jaar Sénégalais yi li ñuy wax mooy dootuñu nangu ku leen fooye dootuñu nangu ku manipuler seen justice loolu la Sénégalais yi bëgg a wax man noonu laa ko analyser en tant que ko am bac plus 6 nag magistrat man droit laa jàng droit islamique xam nga droit islamique man magistrat bu toog fii dañuy wax ci droit gënoo ma koo xam da nga jàng droit bee ma jàng mais bu doon ci droit islamique ngay def say synthèse da ngay ciy jàngee ni li nga ci jàngee mooy askan wi dootuñu nangu ku leen fooye kon ku fi toog naan mbas mee taxoon nit ñi dañuy bañ ku tëj seen candidat parce que Ousmane Sonko dañoo am ci moom espoir mu nekk xale am benn doctrine bu mu jaay Sénégalais yi am benn idéologie bu mu indi idéologie ban la mooy bi fi Cheikh Ahmad Bamba bàyyi xam nga Sëñ Tuubaa lu mu fi bàyyi te da koo wax shafi an lil xawmi dama ñëw pour sauver sama peuple kon Cheikh Ousmane Sonko dafa ñëw pour génne peuple bi ci bu mu njaam gi ñu ko teg moom la Cheikh Omar doon xeex moom la Cheikh Ahmad Bamba doon xeex moom la Seydi Hadji Malick doon xeex ñun looloo tax discours am ñu gis ci suñu bopp mais du jëmmam ji de du jëmmam ji ñoruñu mais idéologie bi muy wax moo tax réew mi ku ko bëgg a yor il faut nga sérieux wax Sénégalais yi dëgg waxuñu leen ni da ngay def réew mi tay comme Paris ñëw leen ñu ànd tabax réew mi ci dëgg ci dëgg parce que dëgg moom boo ko xasee ba wax Sénégalais yi ñoom lu yenu maanaa xam nañ ko lu yenuwul maanaa xam nañ ko réew mi mënuñu ne tay ñëpp état jox ñëpp emploi état mënul loolu mais waxal teniiral Sénégalais yi dëgg mais suñ politiciens ay golo lañ ñu jàppe dañuy fooye yaa ngi dégg mel ni ku yor ay xale yu ndaw ay bébé te ñi ngay waxal dëkk ci réew mi jàngee fi nga jàngee gën laa sax jàng yaa ngi dégg kilifa diine yi daal boo waxee ñu xeeb la ñoom bu ñu waxee ñu déglu leen dañoo laal sànq point bu am solo Pape Alé parce que plateau bi jàpp na àdduna bi yëpp koy seetaan ragal naa ni ku mel ni sëñ Babacar Sy Mansour moom ni ma ko xamee nga xam ne la kuy jot information à l'heure des fois ñu woom ñu xëcc sama nopp waaw sëñ Babacar nga xam man sama kilifa la maa ngi nuyu bu baax soxnaam soxna Aïda di nuyu doomu soxna Kaltoom ñoom Cheikh Tidiane maa ngi leen di nuyu parce que c'est la famille man foofu laa màggee di nuyu sama sëriñ nag sëñ Babacar Sy Mansour sëñ Babacar Sy Abdoul Aziz ñu ngi koy nuyu bu baax waaw ñu ngi koy nuyu bu baax mu nekk fa moom it tee daara ji Cheikh Omar Foutiyou nga xam ni mooy Cernaabe waliyaabe la ko gaa yi doon wax ndax taxaw gu mu taxaw dafa wax benn bayit bu am solo Pape Alé dañu société boo gis ñaar a koy defar ñoo koy yàq ñu ne ko ñan ak ñan la mu ni le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel maanaam al umaraau buur yi wal ulamaaw ak boroom xam-xam yi te loolu waxu Cheikh Omar waxu yonent bi la reprendre maanaam boroom xam-xam yi bu ñu koy wax tey mooy xalifa généraux yi parce que ñoo fi am dayo yor kàddu ñooñu bu ñu taxawee ci ni ñu war a taxawee benn politicien dootul ñemee fooye réew mais alaajab bi ku ko ñemee woon a fooye alaajab lu mu daan wax Senghor na nga delloo jullit ñi njukkal jullit ñi ñoo la fal ci digg palais bi maa ngi yor benn
waaw mais man maa ngi dégg boo te xam man des fois nag waxtaan bi li tax mu neex imam des fois ma wax ak benn sëriñ mu ne ma pourtant ñu ngi wax biir néeg ma ne ko man xam lu ma jaaxal waxuma bu leen waxtaan biir néeg de mais ëllëg moo tax may wax parce que moom Abdou Aziz zawiya ba la leen toog ne Abdou Diouf damaa bëgg nga recevoir syndicat yi te bu koy wax des fois da ci diisoo ak càndum daana ci waxtaan ak moom parce que lu bari moom noonu la meloon. waaw noonu la wax ak ñëpp. ay assemblée nationale bi ba mu koy wax loolu yëpp am na léegi nag. am na loo xam ne yow xëy na da nga koy cof ñun ñii ay sëriñ lañ. ci kër sëriñ si lañ juddoo waxu biir néeg caaxaan la kilifa da ngay wax ci pénc sëñ Abdoulaye ci pénc la daan wax nañ takk rajo yi wax ak Macky Sall balaa réew mi tàkk man loolu laa gëm waxi biir néeg mooy la taxal rajo yi gàmmu yi la mag ñi daan jaxee seeni déclaration ak ci cérémonie officielle yi ñun dund nañu Alaaji Abdou Aziz Dabakh fi la ñu fekk waxi biir néeg am na mais lu concerné askan wi dañ koy wax ci pénc mi parce que askan wi la concerné Macky wërta bokk loolu dañ koo war a wax gàmmu guñ dem dañ ko war di fàttali man lii laa gëm te man bu ma toogoon ak moom palais damaa ko Macky ma ne ko monsieur le président de son excellence mënoo bokk yow te doo bokk mu leer rien que boo sàmmee sa kàddu rek. waaw boo paree nag dinañ la wutal yoon boo jaar nga dem bu dee France nga bëgg dem wala Amérique nga dem fa bu dee da ngaa bëgg a toog fii Sénégal nga toog fi mais yow mënoo bokk parce que boo bokkee réew mi tàkk loolu ay wolof la te il faut ñu wax ko mu leer bu dee day tëj nit ñi ne leen jàpp man am na benn kilifa bu mag nee na ma imaam yow dinañ la jàpp man leen man pare naa damay wax message boo xam fii laa koy waxee kilifa gu mag woo na ma ne ma imaam yow moom liste bi ñu war a jàpp yow yaa ngi ci biir man leen waa pare naa. man def naa nekk mu ci premier. moom yow moom damaa jàpp ni yow moom yaay première yaay dernière ma ne ko mais bu fekkee ni wax dëgg mooy tax ñu jàpp man moom pare na man saw doom yi ma am maa leen wax nañ ma fexe daal bañ jàng alxuraan même bu ma nekkee ci kaso bi nañ fexe ba samay doom jàng alxuraan maa ngi koy dénk réew mi yëpp mais bu dee ni Macky Sall du bokk mooy tax ñu jàpp ma man moom doo dégg ñu ni jàpp nañ ma ci jigéen. parce que dégg naa. doo dégg ñu ni jàpp nañ ma ci dorog waaw doo dégg ñu ni jàpp nañ ma ci sàcc bu ñu may jàpp daal li ñu may jàppee mooy wax sama xalaat ak bëgg sama réew bu dee loolooy tax ñu jàpp moom pare na loolu xel man na ko jàpp parce que képp ku ne warul def troisième mandat ànd ak moom dàq na la loolu xam nga loolu tegtal la képp ku wax na ko warul def troisième mandat dàq na la képp ku ne ko bu la neexee nga gañax ba 2035 gën ngaa riigu loolu moom seetlu la voilà. mais Mimi Touré de moom nee na Macky du bokk. parce que Mimi loolu la gëm nee na jeexal na bi muy def ni mu def loolu non loolu moom moo mës a doon position ba tey jii nee na Macky Sall bii mooy dernier mandat pare na waaw ñu ngi jeexalee ci waxu ethniciste ethnie yeeg coow loolu mais coow loolu ci tiitalu la yow ci réew mi imam waaw coow lu tiital ñëpp la. parce que mosuma ko déggu seetlu. coow loolu amul dama lay wax ne moom mujjee puso bi mu réer. amul place ci réew mi. te amul fi place boo ko fi yëkkatee Sénégal yi dañ lay gën a bañ. maa la wax lii réew mi dafa am nu mu tëddee Pape Alé réew mi suñ première république bi njëkk a am ki ko jiite lan la. catholique la. catholique jiite 98% de musulmans. am xalif yu ko jàppale contre un musulman. ngay wax sa xalifa yi fi ëppoon influence. ñëpp moom lañ jàppale noonu. sëñ Babacar Sy moo jàppale Senghor. sëñ Fallou Mbacke sëñ Fallou bi ñu ko nee yow Senghor lu tax nga koy jàppale di fi bàyyi Lamine Gueye mu ni man falloo wuñ ma ab élimaan président de la République lañ may falloo. moo tax mbirum ethnique mbirum diine ku ko fi yëkkati boo ko yëgee boo ko yëgul Sénégal yi bàyyi nañ la boo dee journaliste nga Sénégal yi génn nañ ci yow. bu dee politicien yi gën nañ laa bañ. réew mi kenn mënu fee indi loolu réew mi réglé nañ ko ba pare man tey su ma fekkoon léegi ku sant Cissé fii dañuy kalante ma ak moom. nekk ay doomu bàjjan joolaa yi ak pulaar yi ay doomu bàjjan lañ. ak séeréer yi ça veut dire politique da ngay indi idéologie nga indi idée jéem a convaincre askan wi ñu wooteel la loolu mooy ngor. mais dem ba amatoo idéologie amatoo askan ngay tuumaal nit ñi ci wàllu race wala ci wàllu diine am na sax ñuy wax. même ci wàllu confrérie yi buñ nax nit ñi man tariixa laa jàpp kenn amul droit ni ñëpp dañuy jàpp tariixa koo dégg mu wax ko tappalekat la fenkat la man Imam Dramé maa la ko wax tariixa forcé wuñ kenn pour nga jàpp ko nit na nga nekk jullit d'abord loolu la ñuy wax innamal mu'minuuna ixwa jullit la yàlla wax na ngeen def benn nii yàlla waxul da ngeen di nekk murit wala ngeen nekk tijaan boo xasee nag ba jàpp sa islam ba mu rafet nga ñëw nag tariixa yi mottali ko moo tax buñ nax nit ñi léeg-léeg nga dañu mag ñi ki leen mag mooy yonent bi bala ñuy défendre mag ñi nañ défendre yonent bi
te yonent bi ay valeur la fi bàyyi. Mag ñi yooyu sax yonent ay bi discours la yoo xam ne sëriñ si nga mais mag xam ñi ne sax ci yonent bi la ñu doon ba max mag ñi xam nga réew mi dafa am lobby maraboutique bu fi nekk tamit boo xam ne jubuñu Pape Alé lu yàq ci réew mi ñoo ko yàq man maa la ko wax te man kenn ñëwoo ma ci attaqué doo dégg benn sëriñ attaqué ma buñ toogee naa la xamal ni jàngoo dinaa la wax loolu di nga génn réew mi di daw sëriñ si am na ci ay lobby yoo xam ne dañoo jaay seen sant maam yi jaay seen deret jaay seen sant yi pour xaalis te ñooñu war nañoo dellusiwaat parce que réew mi ku fi Serigne Touba di sa maam war ngaa xam ne Serigne Touba askan wi moo ko taxoon di xeex ku fi El Hadj Malick di sa maam war ngaa xam ne askan wi ko taxoon di xeex ku fi Cheikh na Cheikh Saad bu di sa maam war ngaa xam ne askan wi ko tax di xeex moo tax Serigne dëgg du ànd ak pouvoir ci opposition bi lay nekk maa la wax lii Serigne boo gis mu ànd ak pouvoir xamal ni jubul loolu mag ñee ñu ko jàngal soo ko faatu kon Serigne si nañ dellusiwaat ci seen place mooy askan wi lii dëgg mooy. kum neex nga nekk ibaadu réew mi yaa moom sa bopp kum neex nga nekk salafiste kum neex nga nekk athée kum neex nga nekk chrétien kum neex nga nekk murit kum neex nga nekk tijaan li am solo mooy est-ce que sénégalais nga est-ce que guute gi réew mi nekk mën nga ko cee génne wala mënoo ko cee génne loolu la ñuy xool Senghor bi ko mag ñi di jox réew mi ay jullit a ngi fi woon te ñoo ko jàppale woon kon réew mi mosuñoo am problème boobu minorité chrétien bi fi ne dañ leen a respecté jox leen seen wàccuwaay ñu xam ne réew mi du république islamique ab république la il faut ñu waxante dëgg ñi moom seen bopp ñu jox leen kàddu ñu wax sinon réew mi day tàkk Pape Alé Sénégal barke Cheikhu Tidiane laa lay waatal billahi lazi laa ilaha illa hu fii laa ko waatee buñ toogee naan réew mi du tàkk ci guerre civile lañ jëm parce que li yóbbu réew ci guerre civile yépp signalé na ci réew mi mooy kilifa yu moomatul seen bopp il faut ñu génn wax ak ñi yàq xam nañ fi ñu féete bu ñu naxante opposition mënta yàq réew pouvoir moo koy yàq te loolu ku gëm yàlla gëm ni dinañ la takk dugal la ci bàmmeel loolu nga war a wax parce que nag nit man fi may génn nii léegi mën naa génn léegi maar day taali ñu tàgge ma waaw kon nit lan moo fi war a mën a jar ngay toog nii sa waay ndax luxe yu ñàkk fayda ay oto ki 4x4 ak ay passeport diplomatique loolu lu ko nit di doyee nit du dem wuti ji yàlla boo amee yàlla am alal kon nañ bàyyi caaxaan te ñu wax ak ñi yore réew mi yaa ngi dégg xool leen ci biir bët wax leen duñ yàlla duñ yonent bi ay dañuy dajale police moo la police da nga yaakaar police kan lay jàpp police criminel yi la war a jàpp bandi yi lañ ko jàppaloo mais police jàppaloo wuñ ko kuy waxal askanam il faut mu leer te nit ñi fi ragaluñu ay police nit ñi ormal nañ police ndax der giñ takk ormal nañ leen ndax république bi waaye di xoqatal ay nit yooyu dafay war a jeex Pape Alé il am Aline Badara Ndaw foofu lay daanele niñ ko def ci réew mi ab lu toll ni imam ak li muy symboliser ci Sénégal nga xëy jàpp ko tëj ko ñeenti ati kaso te amoo benn preuve xëy bàyyi ko mu ñibbi këram benn indemnité joxoo ko xalifa généraux yi dañoo waroon wax ci loolu man gëwma ay kii ibaadu laa kii tijaan la man jullit laa gëm jullit na nga nekk jullit wala nga nekk chrétien du ma wax sax jullit croyant man ku gëm dara rek sama waay nga parce que ñoo bokk combat góor jigéen daal laa xam ne moom nañ ko taj waaw jàpp rek maanaam li gars yi di wax bu dee que baal ma wax ko mais dama koy wax ndax loolu laa gëm góor jigéen bu fekkee ni Macky Sall pare na pour def ko criminalisation ñu ngi koy wax ñu ngi koy souhaité te bu ko defoon dañ koy tàccu ànd ak moom ñun contruñu ko bu ko defoon ñëpp ay tàccu xam ni def na lu baax waaye bu dee defu ko góor jigéen bu fi génn xale yi dañu lay jàpp jongalaat la nga baal ma boo jonguloon dinañ la jongalaat parce que li tax république war a jël ay responsabilités ci loo xam ne ab peuple ñoo ko bëgg unanimité boo ko deful askan wi ñoo koy defal seen bopp loolu mooy indi violence te loolu kenn souhaité wu ko ci réew mi parce que ñun ñi di wax réew mi tàkk amaluñu benn njariñ kon Macky Sall nañu daje ak ñun majorité bi ñu ngi leen di woo ay jullit a fa nekk Moustapha Niasse jullit la am na 80 ans xaw ma 85 ans jege na bàmmeel bu mu daw wala muy yox-yoxi na gëm yàlla gëm ni day dugg bàmmeel na jël loi bi yóbbu ko ñu criminaliser ko wan Nations Unies ni ko ñun contre ñu leen parce que yeneen financement yi na ñëw mais ñoom ñi ngi contre suñ polygamie sax da ñoom dëkk français ñi ñun ne polygamie ñu ngi ko contre maanaam wan ne ni ñun kat am na yoo xam ne bokkuñu ci xalaat te mbirum góor jigéen ci la bokk loolu courage la rek loolu du yàq dara buñ naan ay financement yi Nations Unies man gëwuma ay financement réew pour mu développer ci réew mi fii nga koy déparé Pape Alé réew mi am na pétrole am na gaz am na zircon bi nekk ci Mboro Paul Kagame nga ne réewum ma ku ne gis na tey ji développé na
France nga fa nekk di sukk comme xale dama ko yërëm sax Macron bi mu demee naan maa ngi jéggalu ma ne ko yow wax ci français waa ji tontu ko ci anglais te ministre des affaires étrangères man Kagame fu ma amoon doom dinaa ko tudde man Kagame rek laa gëm papa. jërëjëf Imam Dramé maa ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax a baax a baax waxtaan wi amoon na solo lool di sant di gërëm ñi seetaan di leen dig daje ci beneen émission autour du micro incha allah.